salaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi mbaa yéen a ngi si jàmm maa ngi leen nuyu ku nekk ci turam ak santam tey moom live bi dafay incha allah ñoo ko nar a accès ci génnuk àdduna bu Sidi Lamine Niass xaw ma nag ndax ñoo ngi may dégg bu baax bu nekkee yéen a ngi may dégg bu baax def leen ma signe Mami Diagne Mami Diène wala Moustapha Niang kenn ci est-ce que yéen a ngi may dégg bu baax. salaamaaleykum Abdou Fatah Seck maa ngi lay nuyu sama mbokk donc maa ngi leen nuyu yéen ñëpp ku nekk ci turam ak santam tey nag waaw jërëjëf Moustapha Niang jaajëf mami thank you namm naa la waaw Abdou Fatah nuyu naa la Fallou Niang jërëjëf donc tey xam naa live bi ci dañ nar a wax ci n'est-ce pas décès muy naqar n'est-ce pas yu am ci Sénégal waa Sénégal yëpp di ko partagé muy génnuk àdduna bu génnuk àdduna Sidi Lamine Niass boo xam ne defe naa Sénégalais ñëpp xam nañ ko par rapport ak ñun moom wax dëgg yàlla bi ñuy nekk ci musique beeg yooyu ñëpp a xam sans commentaire moom moo ko may doole parce que je me rappelle ndeysaan aussi yàlla Jules Junior xaritam ma fekkante nañu léegi ñoom ñaar incha allah Jules Junior moo ñu doon wax ni Sidi Lamine Niass si boppam moo imposé moom moo ko ni son bi chaque jour da ko teg parce que dafay li muy yee nit ñi moom moo ko waxoon mu ne chaque jour nañ ko teg donc on était jeunes et tout donc man ni ma koy gën a gisee mooy jàppale benn jeunesse képp kuy wax waa Rapadio xam leen ni donc moom contribuer na ci li ma ci naqar rek mooy comme li may wax nii peut-être attention la xaw ma mais dañ bàyyi bi mu génnee àdduna laa ci soog a wax moom peut-être waroon naa ci wax avant bi muy dund right te loolu di suñu problème pourquoi ma indi lii mooy loolu en fait mooy suñu problème mooy suñu principal problème d'abord avant may kii mooy dama koy jaale ay mbokkam di ko jaale sénégalais yëpp yàlla na ko yàlla yërëm te yéexe ñu yàlla na ko yàlla xare aljanna yàlla na ko yàlla jéggal bàkkaaram yëpp en tant qu'être humain parce que nit tamit nit bu nekk di nga def ay erreur yàlla rek mënul def erreur di nga def ay affaires yu baax di nga def affaire yu bëri donc yàlla na ko yàlla yërëm léegi nag kooku dem na léegi ñiy dund la ñuy waxal waaw kii dem moom dem na donc ñiy dund ñi nekk di dund la ñu war a waxal léegi mooy ñun ñëpp donc lépp lu am dañ ci war a tirer ay leçons n'est-ce pas xaw ma keneen de waaye man leçon bu ma ciy tirer mooy déjà premier kii mooy loo siw loo am doole xamal ni un jour amin da ngay gis ni doo dara xam nga loo am daraja da ngay gis ni ci suuf ngay mujj bañ lañ la defaree ban ngay dellu nekk saa yoo pare comme ni ñu ko waxee woon en 2001 ça c'est d'un deuxièmement li ñu war a comprendre mooy ñiy dund laay waxal damay commencer leadership bi ñoom Macky Sall ñoom Moustapha Niass son frère Ahmed Khalifa Niass ak ñëpp ñoo xam ni dem nañ ba am plus de 50 ans nekk di jalgati ci réew mi ñu nekk di jalgati di sacrifier Sénégalais yi di jaay seen askan tubaab yi di xool ay nit di deew a xiif di dugg ci diine bi di jaxase musulman yi pour mën a falu pour mën a pérenniser seen lu ñu nekkee ñoom dama leen di laaj benn question décès Sidi Lamine Niass bi ñoom ban enseignement lañ ci jëlee ban leçon lañ ci tiré affaire bi lan la leen def ñoom Youssou Ndour
nga xam ne à plus de 50 ans yaa ngi jaxase góor ak jigéen ba léegi yaa ngi def ay conseil jaxase góor ak jigéen ñi bi Sidy Lamine Niass génnee sa télé am na yu bëri yu fay daw yoo xam ne day li malaaka yi waxoon la rek bi yàlla newee dafay créer maam Adama lan la ñuy wax ya Allah dafay créer koo xam day semer le désordre sur terre donc yéen a ngi contribuer ci liy semer le désordre sur terre donc décès bi lan benn effet la leen def man personnellement bu fekkee am na yu ma leen def peut-être nekkee am na yu ma doon def dama naan ok naa def attention parce que naa gën a jéem a jege yàlla peut-être wala naa gën a topp sama diine wala naa gën a xam nga góor farlu bu ma déggee ku kii moo tax ñu naan dama leen visiter armères yeeg dama leen visiter nit ñu feebar ñi ci hôpitaux yeeg yooyu mais est-ce que demuñu tamit ba tàmm ay yenn hypocrisie ba benn instant doon ñu ok nañ saale ni rek wax def ay témoignages pour nit ñuy dund defuñu pour borom bi defuñu mais dañuy def pour nit yiy dund la ñuy def lépp lu ñuy def c'est pour ñiy dund pour société bi la pour ñi nga xam ne ñoom ñoo ngi dund dafa mel loolu rek la ñuy defee dëgg damay gis gars yi ne léegi moom Sidy Lamine Niass def naa mujj nañ ko def yonent ni ñuy waxee gars yi ba leen déggee ñuy wax mais dañ ko def mu tellement parfait man nag léegi bu fekkee ne ñoom li ñuy wax dëgg la ñii di témoignage yi ma gis yëpp laay wax de te ñu ci gën a bëri ñooy caaxaankatu dëkk bi wala ñi nga xam ñooy yàq dëkk bi que ça soit journaliste wala ay politiciens wala ñu bëri 99 du ñëpp nag 99% bu nekkee li ngeen di wax dëgg la ci moom ci yéen mais pourquoi mais ku nekk da nga bëgg lu baax ci yow n'est-ce pas ku nekk da nga bëgg par exemple man bu ma amee benn dama bëgg àjjana quoi dama bëgg ku nekk sa jàmm bakkan jàmm la bëgg du dëgg bu fekkee li ngeen di wax ci Sidy Lamine Niass dëgg la mais pourquoi ngeen abandonné ko dem ci télé ay Youssou Ndour yéen journaliste laay wax d'abord bu fekkee li ngeen di wax yëpp dëgg la laa wax gëm ngeen ni moom moo leen formé moom li mu def na lii ci man def na lële def na kii ku baax la woon moom mais benn instant vous l'avez abandonné xam nga Sidy Lamine Niass man kan laa jàpp ne moom mooy vrai soldaaru Sidy Lamine Niass te muy koo xam ni vraiment yàlla na ko yàlla fay ci lim ñuy entertain peut-être moom du ko yëg mais dañu toog yenn saa ay fii ay États-Unis di ko déglu et tout mooy Sa Ndiogou kooku bu taxawee wax dañ koy déglu bu waxee témoignage bu defee témoignage ci Sidy Lamine Niass man kooku damay nangu quoi man kii wala wax ku bëggoon Sidy Lamine Niass la parce que à travers ay kii humouram yi mu doon def yëpp da ngay gis kii bi muy jox Sidy Lamine Niass bon peut-être nag dañ koy jàppee simple comédien xam nga dañ koy jàppee un simple mais kooku au moins wane na qu'il était fidèle à Sidy Lamine Niass mais tout le reste sànq maa ngi gis am ñu taxaw naan ñun sax après dinaa ñëw ci ñoom mooy ñu def émission bi naan woy affaire bu ñuy suul waaw ñun dañoo war a toog parce que moom moo ñu jàngal waaw def sa affaire cadavre bi affaire kii bi ñetti fan a ngi nii nangam ñun war nañu wax nangam di wax ay yu kenn xamul ñooñu dinaa ñëw si ñoom après n'est-ce pas mais ñoom Youssou Ndour mais yéen a fi doon concurrence Sidy Lamine Niass mais li ngeen wax si moom yëpp bu fekkee dëgg la mais pourquoi ngeen di jël ay nitam mais ku baax kay ko li ngeen wax si moom lépp ne nit nii la baaxee mais attendez là y a un problème te li may wax nii xam nga tax ma koy wax pour ñiy dund la est-ce que ñi mel ni Sidy Lamine Niass biir Sénégal instant te ñuy dund est-ce que gëstu ngeen leen non da ngeen xaar ñu dee ma jox leen exemple bi gën a yomb te parce que par rapport ak contexte bi mooy contexte présidentiel mooy Ousmane Sonko ne ngeen terroriste la di ko sosal wax ngeen ni xawma lan la salafiste la ndee ngeen dafa sàcc xaalis amul lu ñaaw loo leen ko waxul yàlla na yéex bu ko fi yàlla jëlee woon tey ngeen soog a delluwaat ci li mu doon wax ngeen naan waaw ndeysaan pourtant nag Sankara la noonu ngeen def Thomas Sankara noonu ngeen ko def ñu bàyyi ba ñi dee xam nga noonu la ñuy def ñu bëri bu ñu génnee àdduna ñuy soog a defe naa loolu moo taxoon benn français bu doon wax je ne sais ce que sera ma vie après ma mort serai-je enfin compris ou resterai-je toujours incompris defe naa donc loolu peut-être c'est nit ñëpp a mel noonu mais bu Sénégal bi dafa fës daal dafa ñaaw te parce que ñun nee nañu dañoo ragal yàlla ñun nee nañu ay jullit lañ ñun nee nañu ay chrétien lañu du dëgg ñun nee nañu ragal nañu yàlla du dëgg léegi bu instant bi par exemple
bon est-ce que waruñu dem léegi commencer à partir d'aujourd'hui xoolaat mais di dox ci dëkk bi xool ndax amul yeneen Sidy Lamine Niass ah est-ce que waru leen jël ñooñu ngeen teg leen ci kanam tey ñu diriger dëkk bi comme que fen bëri na ci dëkk bi ñun peuple bi ñii di wax tey di tàccu di kii est-ce que ñun du ñun ñoo war a ñëw léegi ñu xool est-ce que amul ñeneen ñu mel ni moom ñu jël jox leen réew mi parce que Sénégal am na nit yu baax am na nit ñu baax ñu nekk Sénégal ah mais malheureusement ki am xaalis la ñuy xool na nekk raykatu nit na nekk jaaykatu yàmba na nekk benn musicien bu yàq adduna bi na nekk lu mu mënta nekk l'essentiel man day ba am na xaalis ñu teg ko ci kaw kooku moo war a diriger parce que diw mooy doomu diw kooku moo war a diriger ah parce que you know kii am na lu ñu yaakaar ci moom côté xaalis intérêt boo xam ni peut-être demain dinaa ko mën a am ci moom kooku la ñu war a ñëw di ko neexal mais amin ñi nga xam ne ay pauvre lañu tey jii nañu waxan dëgg xam nga dañ naan tey barke Sëñ Touba barke El Hadj Malick ñoom ni ñu pauvre woon bu ñu taxawoon fii tey Sénégal wallahi kenn du leen faale bu nekkoon Sénégal 2018 bi dina néew du ma wax ñëpp kenn du leen faale mais dina ñëw ñu leen faale tey Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ni mu pauvre woon bu nekkoon Sénégal tey ñu del tuut ñu ko topp moo tax ñu ne Imam al Mahdi buy ñëw tuuti nit ñoo koy topp te bu ñëwee dinañ ko wax li ñuy wax Ousmane Sonko loolu la ñuy wax Imam al Mahdi parce que loolu la Sénégalais yi seetluwul mooy dañ naan moom bu ñëwee tey suñu jamono dañ naan terroriste la gis nga boo waxee nit yu baax am na fi ba léegi xool leen Imam Ndaw tooñ nañ ko fi tëj ko tëj bi du question jëmm ñu tëj de mais jàngale alxuraan bi mu arrêté bi ñu arrêté fële moom daaraam bi nga xam ne dañ ko bloqué pendant temps bi mu nekk si prison bi yëpp ah ñu arrêté alxuraan arrêté ñi mu daan jiite julli nekkatu fa ñu jàpp ko tëj ko ba heure bu leen neex ñu delloowaat ko kii yàlla na yàlla yéex buñ ko génnee aduna nag bu ko yàlla jëlee parce que yàlla moom ñëpp bu ko fi jëlee woon yàlla na yéex ñu ñëwaat nag naan soog a dellu waaw ci def na ko nii war nañ tëj aduna nangam xaw ma lan seen wax yooyu ñëw beneen mbir bi mooy tey jii bu dëgg jotee dañ koy wax quoi ñu wax dëgg te yàlla tax Sidy Lamine Niass génn adunaam ban rapport la am ak Macky Sall ba ñoom def nañ li ñuy def côté seen impôt yeeg affaire yooyu ok mais quant à dire amin pour ñu jaxase lu bokkul est-ce que directement mais am na yu gën a grave te ñu ngi def prison génnul aduna deewul ah nañu bàyyi tamit il faut qu'on soit honnête c'est pas parce que dañuy xeex benn régime mais dañ koy xeex dignement dañuy xeex teg ko ci yoon xeex bu dëggu la ñuy xeex mais pas ay fen parce que ñu bëri tamit loolu la dañu bëgg exister il faut benn Sidy Lamine Niass génn aduna pour ñoom ñu mën a ñëw def ay live bind ay kii nangam commencé di wax comme waa jooju nekk New York laa gis naa ab keroog muy wax ci loolu ah parce que loolu mooy tax ñoom ñu exister am na ñoo xam ne kaal déggu leen baax li ma leen wax am na ñoo xam ne dañuy xeex Macky Sall waaye xam la ma leen arrangé ñoom dañuy ñaan Macky Sall nay jalgati parce que bu jalgatee c'est ça qui leur permet d'exister comme ça suba ñu mën a def live suba ñu mën a am occasion pour wax ak askan bi bu Macky Sall parfait wala ñuy jalg bu ñu parfait amatuñu argument donc ils vont disparaître parce que lan la du ñu demee jamais le fruit de leur réflexion personnelle quand il s'agit de lii avancer loo dëkk bi mais souvent ay sosal la te ngay xam ne ñooñu da nga leen dégg ñu naan Ousmane Sonko bés bu leen Ousmane Sonko jëloon tamit suba ñu am problème ak moom fii la ñu toogaat di ko xas loolu mooy seen jikko noonu la ñu mel ñooñu tey ñooy taxaw naan di profiter ci décès Sidy Lamine Niass bi yàlla na ko yàlla yërëm pour jéem a jaxase sénégalais yi pour jéem a indi ay yeneen fitna lii affaire de décès la ci beneen cas la ñu nekk donc nañu bàyyi seen yooyu beneen mbir bi ma bëggoon expliquer mooy tey jii ñoo ngi wax waxi koor bi naan koor bi gars yi bëgg ko defaat débat tey loolu mooy débat bi mooy ok 3 jours a ngi enterré wuñ ko Sané Diop maa ngi lay nuyu xam nga 3 jours a ngi enterré wuñ ko xaw ma ñu commencé def débat gis naa sax ñu def ci débat mais doon équiper cette affaire bàyyi leen famille bi gérer seen problème yéen lu seen yoon xam nga la moo gën a bon Sénégal dañuy wax diine jànguñu diine
jàng diine bi mooy lan jàngu leen rasulillah siira fa la doon teg tànkam ñoo xam dëgg kan may gën di mi def rasulillah moo Ahmed Khalifa Niass moo gën rasulillah sallallahu alayhi wa sallam pour ngeen comprendre affaire benn dee nit ku dee rasulillah sallallahu alayhi wa sallam tey jii bu doon sénégalais la saxaaba yi ñoom ñu nekk biir Sénégal ñu def li ñu def bi mu génnee àdduna dañ naan ñii ñoo bon loolu la ñuy wax parce que loolu la ñuy def tey instant bi génn àdduna nga gis sa ansaar yi ñoom Saad ibn Ubaada ñu daje ñu ne dañuy xool kan mooy remplacer rasulillah sallallahu alayhi wa sallam te ñooñu ñoom ñooy meilleur élève rasulillah parce que ñooñu radiyallahu anhu wa radu anhu allah yàlla dafa kontaan ci ñoom sahaaba yi moom moo leen tagg ci kii mu ne am na satisfaction ci ñoom ci alxuraan bi ñooñu rasulillah génn àdduna ñoom ñu dem di toppatoo ji kan moo ko war a remplacer ñu wax ko Aboubacar ak Omar radiyallahu anhu ñu daw fekk ci leen nga defa dañoo est-ce que Aboubacar ak Omar dañoo taxaw nan leen non non war leen wax ay lan moo tax yéen rasulullah suulaguñ ko sax enterré guñ ko sax ngeen nekk fii di wax est-ce que loolu la ñu wax dañoo ñëw ñu ne non non ñuy wax ak ñoom kan moo ko war a remplacer ñu convaincre leen ne effectivement rasulullah sallallahu wane na Aboubacar moo ko war a remplacer pourquoi parce que affaire de groupe bi la ñu war a téye loolu moo gën a important moment boobu te pourtant moment ba Al Abbas ni yaayama ak Ali ak kenn ci seen est-ce que ñoom ñett kese ñoo gérer cadavre bi ñoom ñett ñoo gérer cadavre bi ñoo sang ak affaire demee noonu bu amee ñeneen tamit bëriwuñu mais bëlk saxaaba yi moom ñoom ñoo ngi gérer nan la ñuy fexee ba mission moom affaire bi continuer pérenniser wu mooy il faut ñu am il faut ñu am ñu organiser wu continuer organiser parce que loolu moo doon mission tey jii da ngeen wax Sidi Lamine Niass wooy waaw jàngal nañu lii jàngal ba pare ngeen di wax waxi cadavre waaw grand Bamba Gueye maa ngi lay nuyu bu baax grand namu naa la Bamba Gueye Lindor ngeen di wax waxi cadavre pourquoi ay kii ba pare commencé dugal ci ay affaire doomam dugg ci vie privée nit ñi mais loolu c'est privé c'est leur problème ñoom seen waa kër mais pourquoi ngeen di médiatiser ko parce que li ma leen wax sànq la affaire problème existence la loolu mooy problème Sénégal ku nekk da nga bëgg exister rek da nga bëgg taxaw il faut dañoo ñaan am na ñoo xam dañoo ñaan problème am on dirait bu problème ñoom il faut fitna am wala benn événement am comme ça ñoom ñu mën a exister dafa mel ni man loolu laay sentir quoi comme ça ñu mën a toog naan waaw cadavre bi ñii waa kër gi def ñu lii Ahmed Khalifa Niass c'est son frère c'est pas votre problème doomam c'est son fils ça c'est familial qui règle ça entre eux bu leen si Ahmed Khalifa Niass dugalee mais parce que yéen a ko def moom tey moo ko def parce que wax ñu nangu journalistes yi ñëw jël micro bi waree fa dugg fu leen neex ñoom tamit loolu seen website yi ñoom ñenn ñi ñu bëri gën a bëri loolu mooy dundal seen website yi nangam ba ñuy dugg ci vie privée nit ñi pour lan mais nañuy réagir ay réaction yoo xam ni dafay ànd ak dëgg ba pare dafay mën a avancer loo nit yi benn kii bu amee rek waa ji génn na mais man damay rappeler sànq dama dem quoi ma ne ok xaar ma xool gars yi xas yi ñu ko doon xas quoi ma xool ma dugg Google mën ngeen def loolu ba la neexee kan laa ñu ko gis Youssou Ndour mu def benn audio ma gis ay ñoom yow sa taalibe sëñ Modou Karaay bi ñu jógee toj teleem bi tojoon nañ teleem bi xam nga ma dugg gis attaques yi xam nga te beneen mbir bi tamit mooy gis nga yenn saay nit bu ko yóbbu fu mu eggul loolu tamit dafa important bu ko teg fu mu eggul parce que conséquences yi moo garaaw man gis naa ay nit taxaw naan waaw dañuy dawal benn vidéo bu nekk di dawal ñu ne Sidi Lamine Niass dafa ñaanoon talaata bi ñu ne may nañu kii gis naa affaire bi mu ne après yal nañ ko may far mu génn àdduna jour mardi bi mu génn ci àdduna déjà vidéo boobu war ñu contexte bi lan la il faut ñu wane lépp ça c'est d'un deuxièmement bu fekkee ni dañu nekk ci croyance yooyu quoi parce que ay prophétie les gens parlent de prophétie mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam doom bi Ibrahim bi mu génnee àdduna nan la demee du éclipse solaire moo amoon ñu commencé naan waaw éclipse bi li Ibrahim doomu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi génn àdduna moo tax loolu moo indi éclipse bi nangam Rasulullah sallallahu woote AG ne leen ça n'a rien à voir parce que yooyu amul solo ay miracle yàlla bu ne bu indee miracle c'est pour vous punir
miracle saa yu ñëwee signe la pour punition mais Sénégal dañu bëgg miracle ba mënuñu sax comprendre la mooy miracle yi fu ñu jëm sow léegi bu ñu ñëwee ñu ne waaw prophet commencé ko prophétiser après nan lay demee doomam dañ naan yii kii papaam de bi muy génn àdduna daf ko wax nii ñu commencé booy doomam génération doomam nekk ministre nekk kii par exemple wala lu mënta nekk am suñu doom yi commencé jaamu doomam ñu pérenniser affaire bi action bu ndaw boo xam les gens n'ont rien compris xam nga parce que nous allons pas nous dire que Sidy Lamine Niass deful ay erreurs il a commis des erreurs aussi yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla baal ay erreurs parce que nit day def erreur kenn matul mais bu kii ñëwee gars yi jël yóbbu la fii même bu nekkee fii nga toll mais après nag conséquences yi lañ doon xalaat parce que lu tax ñu lay yóbbu fii c'est parce que ñoom dañ naan léegi concours ku gën a baax la kan mooy gën a wax ju rafet loolu la ñuy mujj a def concours kan moo gën a wax ju rafet alors que bi muy dund concours ku gën a wax ju ñaaw la woon képp ku génn àdduna gars yi bëgg ko def parce que ragal dee donc ragal dee mais Sénégal tey surtout les activistes ak ñeneen sénégalais en général buñ ñuy noot mais nañu xool le peuple palestinien la nañ leen xool xeer la ñu yor xeer intifada benn xeer allahu akbar loolu mooy seen loolu pare nañ ci di xeex boobu ba léegi mais ñun musiba yu nekk la ñuy teg suñu kaw ñu ragal dee ragal kii ba tax ñu mujj a nekk ay hypocrite lu gën a bëri lu ñuy def affaire hypocrite lay mujj a nekk donc li ma daal pour résumer daal li may wax mooy nañu xoolaat suñu rapport rek dee xam nga ñu xam ni wax dëgg yàlla ñëpp ay génn àdduna mais àdduna bi moom test la parce que dafa am benn xadis rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ne ñun suñuy ñëw sur terre dafa mel ni ñun nan la ñu mel ah mais dañoo mel ni benn voyageur boo xam ne day dox ci désert bi muy dox ci désert bi après mu gis benn garab mu toog ci suufu garab bi mu noppalu tuuti après mu jóg continuer yo dox àdduna bi noonu la mel donc kenn dem na mais ñëpp ay dem mais tamit ni ñuy defee tamit ni ñuy xoolee ni ñuy gérer ñenn ñu siw ñi tamit mais est-ce que ñoo ngi def noonu pour xool ñenn ñu pauvre ñuy génn àdduna biir 100 mètres am na ñuy génn àdduna xool leen hôpitaux yi ñuy génn àdduna parce que amuñu moo tax mais mën na am ci kanamu yàlla ñooñu ñoo ëpp valeur Sidy Lamine Niass yàlla wax na ko surtout abasa Abdullah ibnu Maxtum lan la koy radiyallahu anhu gumba bi ah yàlla ne ku la ne moom gënal pur ñale mais parce que diw moo siw parce que diw mooy président bi am na benn saxaaba bu tudd albara radiyallahu anhu moom mooy ki nga xam ni kii nu mu sa encore waa jële Musaylama Kazzab bi mu duggee ci forteresse bi ñu ñëw ne gars yi ñoom Salih ibn Walid mënuñu dugg mënuñu fexe ba pénétrer ci biir quoi albara mooy ki nga xam ni moom moo newoon sànni leen ma ci biir moom kese mu dugg moom mooy bi ñu naan commando suicide moom mooy commando vrai commando quoi au sens kii du terme buñ ko daan booleeg benn armée toujours mu war a rejoindre benn armée Aboubacar day jël benn lettre radiyallahu anhu jox ko benn lettre ne boo demee jox ko généralu armée bi lan la ñuy bind ci lettre bi mooy albara bu leen ko jox benn poste de commandement parce que boo leen ko joxee armée bi ñëppay périr imaanam foofu la yemoon bëgg yàllaam bëgg kii fa la yemoon Xaadisiya moom moo ñaanoon bi ñey sonalee jullit yi moom moo defoon droit saxaaba yi ñëw si moom ne ko dégg nañu rasulullah sallallahu alayhi wasallam nee na yow loo ñaan day am parce que yàlla noonu la bëggee yàlla daf la bëgg ba nga xam ne loo ñaan daf koy nangu albara mooy ki defoon droit pour ñu am victoire boobu dafa def droit bi rek affaire bi flippé après moom mu ñaan pour nekk shahid ci guerre boobu la génn àdduna mais albara xam na la demee rasulullah sallallahu buy wax waxam xam lu muy wax jaajëf Fatmata maa ngi lay nuyu ak sama gars yi Sani Diop rasulullah bu la waxee albara xam la mu ne seen biir am na koo xam ne foo ko fekk dafay délabré amul dafay tilim karaw gi dafay jaxasoo mais Allah daf ko bëgg boo xam ne lu mu ko ñaan dafa koy may mais ñooñu peut-être am nañ biir Sénégal bëri nañu mais est-ce que ñoo ngi gëstu par exemple nit ki toujours ci accoutrement bi la ñuy xool ci oto bu rafet bi la ñuy xool ci kii mais est-ce que ñooy xool mbëggeelam par rapport ak yàlla mën nañ de par exemple ñu ne ah diw de boo moytul kii ni muy réagir nii wallahi boo moytul yàlla daf ko bëgg mais lan la ñuy xool chaque fois diw génn na àdduna ñu ñëpp ñëw ñaanal ko mais benn pauvre bu génnee àdduna fii ñu paqueté ko ñu bàyyi kiyam ci morgue bi pendant bu kenn du ko faale ah waa ji de mu jël a décédé ndeysaan xam nga waaye du dara xam nga du ñu xool ndax jumaa ja moo ngi fa woon il était fréquent ci biir koñ yi Sénégal biir koñ yi am na nit yu exemple yoo xam ne dañ leen war a siwal
dañ leen war a siwal xam nga chaque fois bu may wax damay wax dafa am benn kii boo xam ne la ma naan dama leen fan mais du ma dégg ñuy wax seen wax mooy waa sàkku yiw dama bëgg ngeen bàyyi seen xel ci ñooñu parce que dama leen gis ci ay montagne wallahi ay montagne ñu yor seen oto mais dama noo xool saxaaba yi laa doon gis wallahi ñu càng ci montagne lan lañ doon def seen mission mooy dem ci ay pauvres tabax nañu plus de 100 wallahi ay case de santé kenn yëgul nu mu demee mais benn góor gi Sidien bu ñëwee def moom ay milliards la yor bu ñëwee def benn machine dialyse wala dara ñu ne waaw góor gi Sidien Youssou Ndour bu defee dara waaw mais ñu mel ni waa sàkku yiw bu ñu defee dara kenn du ci wax te pourtant ay moyens maigre moyen du bord rek la ñuy demee ñooñu bàyyi leen xel ñooñu la ñu war a siwal ñooñu ñooy bàyyi ay héritage yu mag ñooñu la ñu war a ñëw promouvoir leen ñu wax seen wax xam nga mais chaque fois il faut nit ki nekk ku am dara ku am benn alal wala ku am ñu soog ko respecté loolu suñu problème la ñun faalewuñu pauvre yi faalewuñu ku ñàkk faalewuñu ko loolu mooy suñu problème moo tax yàlla di ñu mere ci lu bëri ñu am suñu pétrole tubaab bi jël ko ñu am suñu zircon tubaab bi jël teg ci loxo ñu am ay président yu doy waar ñu am ay njiit yu doy waar parce que peuple bu nekk tamit ni nga mel rek ni nga mel la la yàlla di kiyee xam nga ñu bàyyi xel ci pauvre yi tamit xam nga Sidi Lamine Niass yàlla na ko yàlla yërëm te yéexe ñu léegi ñu xool li positif ci moom lépp ñu jël ko xam nga kii nag moom Ahmed Khalifa Niass ligne éditoriale bi muy jéem a changé tamit loolu moom ñoom seen problème la moom ça dépend li muy représenté je sais pas ñoom seen problème bu ko changé anyway sénégalais yi kenn mënu leen forcé ñu xool ñu seetaan benn télé bii wala télé bële l' essentiel mooy dama leen fàttali benn affaire rek muy Ahmed Khalifa Niass laay waxal xam nga tous les savants tous les sages les sages sont toujours des savants mais un savant peut ne pas être un sage xam nga xaw ma ndax dina comprendre loolu moom booy xool côté xam-xam am na xam-xam bu bëri la am Ahmed Khalifa Niass laay wax de mais malheureusement pourquoi respecté wuñ ko parce que sagesse booy problème bi même ci dese frère am bi indiwul sagesse noonu nay indi na bàyyi xel yi rek xam moo génn àdduna Ahmed Khalifa Niass bàyyi loolu mag nga dañ la respecté dañ lay respecté parce que mag nga mais liy defar dëkk bi léegi commencé gëstu ci loolu xam nga affaire bi sa raq dem na kay defe naa loolu moo parce que instant yi ay centre d' intérêt bi yow lay kii bi ñëpp ci yow lañ concentré wu di xool say kàddu ak yooyu mais bàyyi xel ci loolu xam nga donc maa ngi leen di remercier sama mbokk yi leen nuyu yéen ñëpp ku nekk turam ak santam boo fi waxee loo xam ne tamit neexul gars yi maa ngi jégalu l' essentiel mooy motivation bi nekk derrière vidéo bi mooy lan jéem a defar xam nga parce que tamit léegi ay vidéo la ñuy bàyyi de ay archive ku nekk li ngay wax nag si bàyyi xel dañ koy denc un jour bu ma génnee àdduna comme Sidi Lamine Niass wala keneen j' espère que dinaa fi bàyyi loo xam ni dina positif ah comme temps yi ma nekkee ci rab bi mosuma def de l'art pour l'art alhamdulilah bon loolu laa doon wax gars yi ay Omar Gueye gars yi bu ñu mës a def de l'art pour l'art xam nga nañ mës a engagé te loolu ba tey di da nga ciy xaw a fier bien que musique la et tout donc loolu la ñuy continuer ba léegi jéem a fexe ba su ëllëg kenn duñu wax waaw mais waxoon na fi lii wala fii bon njuumte nag du ñàkk mais li may wax ni c'est pour tout le monde ah ñun ñëpp ñu bàyyi xel ci loolu ñoom grand Lindor maa ngi leen di nuyu gars yëpp xam nga am yenn activistes yeeg xam nga ñi nga nekk ñoo ngi xeex encore une fois ah dama leen di wax dëgg pour terminer ah bien que ça n'a rien à voir ak décès bi ah mais dama leen di wax dañ ma naan bul positionné wu da nga war a jël ay kii man pour man mu positionné hypocrite laay nekk ki ma gis mu nekk koo xam ni moom moo li ngeen wax ci Sidi Lamine Niass yëpp koo xam ni moo koy représenté instant bi c'est Ousmane Sonko ci contexte élection lañ nekk donc loolu dañ ko war a rappeler côté jub xamewuñ ko sàcc xamewuñ ko dara parce que man dama mën a samay enquête Saliou Diamanka dégg ngeen ko keroog li mu fi wax par rapport ak góor googu keroog li mu wax nañ ci bàyyi xel avenir des Sénégalais en dépend donc li ñu wax ci Sidi Lamine Niass yëpp am na ci ñoo xam mën nañ ko gis te du Sonko kese am na ñeneen ñi koy wër tamit ñi koy wër ah nañu fexe ñu liggéey ci ñooy proposer leen ko ay nit mu bañ a nekk affaire politicien proposer leen ko ay nit pourquoi pas ne ko mais sama koñ am na diw ah fii États-Unis benn Sénégalais la mais waa ji xam-xam lii la te ku jub la mais proposer leen Sonko ay nit wala keneen ku war a jiite I don't know bien que moom lañ bëgg mu nekk Shahid xam nga donc maa ngi leen di nuyu jërëjëf gars yi maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam alhamdulilah yàlla na leen yàlla fay ci déglu bi jërëjëf.